Total Buzz comme ni ñu koy defee chaque samedi saa su ne mbégteeg ca waxtu la ñuy àndal di ci feggoog yéen ami internaute dalati leen jàmm dama koy dooree nag ak rek xibaar bu doy waar bi nga xamante ne nii daal dinay amee ca diwaanu Caaroy bi nga xamante ne nii ñaari xarit yu doon xuloo ndax ab jigéen daal dinay rek mujjee jur musiba bu ñu sukkandikoo si suñu source benn chauffeur bi nga xamante ne nii daal moom moo fa dal di jàmm xaritam bu ñuy wax Bee Jóob ay atam dal di toll si ñaar fukk ñu évacué ko hôpital bu Thiaroye Bee Jóob moomee daal dinay mujjee rek ñàkk bakkanam moom moomee nekkoon soudeur métallique ba ñu yëgee nag xibaar ba waa commissariat bu Thiaroye daal dinañu fay wàcc ni ki alxames ci ay boor minuit naka noonu la ñu tegee loxo chauffeur bi nga xamante ne ni moom moo faat xaritam daal di koy yóbbu ca commissariat ba ñu koy nag laaj moom moomee di turu SMD Diop daal dinay xamle ni xuloo bu doxoon si digganteem ak xaritam boobee la ko dal di jamee paaka nee na daal ba ñu nekkee ci oto bi mook xarit be àndoon ab xale bu jigéen romb mu daal di koy woo xarit bi wane ne daal na mu doxalee neexu ko li ni mel moom moo jur jàppal bàyyil seen diggante ba musiba bi ni mel daal di tey tukkee jamono ji nag chauffeur bi nga xamante ne ni moom moo faat xaritam bile mi ngi ñu dal di tee ca commissariat bu Thiaroye néew bu xaritam bi nag daal dinañ ko yóbbu hôpital Aristide Le Dantec ngir lu ñeel wàllum autopsie bi. xibaar bu nakari daal dinay tàbbi ci ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu inculpé ci mbirum fukki bébé ak benn ya nga xamante ne ni ñoom ñoo daal di ñàkkoon seen bakkan ca lakk ga nga xamante ne mi nga daal di amee ca hôpital bu Tivaouane Fodé John Awa Diop ak kile rek di Kumba Mbodj ci kaso gi la ñuy desandi ñoom ñoo ñee nag ñu inculpé ba noppi placé leen sous mandat de dépôt depuis weeru juin dañu daal di sàkk woon bàyyi ndëgëndeku laata rek tabaski bi bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi lee di observateur te côté instruction bu yor boobu les dossier daal di leen di gàntalal seen ba sàkkutee fa woowee naka noonu nag ñoom ñëpp dañuy desandi ca maison d'arrêt et de correction bu Thiès Fodé Dione moom mooy chef service bu yor installation yi ca hôpital boobee musiba ba amee woon nekk ca diwaanu Tivaouane Awa Diop nag dafay liggéey en tant que sage femme ci waxtu bu fa aide infirmière bi lee di Coumba Mbodj nekkee woon di def stage ca service néonatologie bu hôpital boobee ñoom ñett ñooñee nag ñoo ngi leen di toppee mise en danger de la vie d'autrui gannaaw rek ba ñu ne dañoo wëcc xale yooyee képp ca boobulee bërëm nga xamante ne nii fa la musiba ba dal di amee ñu daal di fay faatu gannaaw nag loolee observateur daal dinay xamle ni ki la sax di Coumba Mbodj muy étudiante ci ñetteelu atam bu yàggul dara la war a def examen wam ngir daal mën a am licence am ci mbirum infirmière d'état. ca diwaanu Casamance lay jubali addu ci mbirum Idrissa Goudiaby mu ñu faat ci ñaxtu ya nga xamante ne ni Yewwi Askan Wi ñoo ngi ko fa doon amal moom moomee nag taximan boobee dinañu amal benn autopsie ci néewam gannaaw ba ko famille am dal di sàkko bu ñu rek sukkandikoo sax ci xibaar yi nga xamante ne daal nañ koy jot ñetti spécialiste yu ordre des médecins du Sénégal dal di tànn ñoom ñooy def waat boobule autopsie ba tey bu ñu sukkandikoo ci les échos bi nga xamante ne moo biraloon sax bile xibaar ba si leen ñu génn benn professeur la ñu daal di tànn ak rek benn médecin ak rek légiste ba nga xamante ne ni famille yu Idrissa Goudiaby moom la ñu tànnoon ngir mu daal di leen di assister ci fàttali famille yu Idrissa Goudiaby gannaaw ba ñu rek nanguwulee la autopsie bu njëkk biral dina rek ab ngannaay lu ñaw la ñu ko dóor moo sabab génnub àddunaam dañoo dal di sàkkuwaatoon daal ngir ñu leeralaat li leen mel naka noonu la famille bi daal tànnee seen ba légiste ngir mu dal di saytuwaat anam yu seen doom jojee ñàkkee bakkanam li ni mel nag procureur bañ ko waxee dafa dal di rek saisir ordre des médecins ngir daal ñu tànnal leen ka nga xamante ne nii indépendant na amit rek lu war lépp lu ñu soxla ngir mu saytuwaat li ni mel doonoon lu merloo avocat wu kile rek di famille yu Idrissa Goudiaby tax mu ne ndax procureur dafa yaakaar ne daal ku ñu tànn amul la nga xamante ne ni loolu la ñu soxla si moom naka noonu la dal di sàkkuwaate moom it ci ordre des médecins ngir rek ñu dal di leen di joxaat légiste boobee famille bay tànn bu fekkee ne rek am na la nga xamante ne ni loolee la procureur di laaj tax nag nañu doxalee ñoom ñooñee ñu doon sàkku rek ngir ñu tànn leen di ordre des médecins njiit ma daal dina leen di satisfaire ñoom ñëpp ndaxte rek daal dinay tànn ab professeur ab médecin boole ko légiste ba nga xamante ne ni famille bi ñoom la ñu tànnoon ngir mu
daal di leen di assister. ca diwaanu Rebeuss lay jubali benn détenu bu ñu transféré woon ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec moom moo daal di daw ne mes moom moomee nag di wuyoo turu Pape Mamadou Seck la mu tawatoon moo taxoon ñu daal di koy yóbbu foofee nga xamante ne ni fa la dal di dawee. Administration pénitentiaire bi nag ci boppam ñoo yëgle boobule xibaar ni kii rek guddi ba juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weeru sulet atum 2022 bi la ñu nekk ci ab communiqué bi nga xamante ne daal di nañ koy xaatim daal di koy biral waa jooje nag ñoo ngi doon topp traitement wam boobee di ab pathologie bu sévère depuis benn fan ci weeru sulet naka noonu nag Pape Mamadou Seck ñoo ngi koy wër ngir daal di koy tegaat loxo jamono ji li may wax ak yéen. Seneweb daal dinay dem ca diwaanu Daaru Musti seeti ki nga xamante ne ni moo di Pape Moussa Seck di waajur bu góoru Pape Mamadou Seck mu dawee ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec naka noonu nii nag waajuram bu góor jaaxle lool def rek ci fa mu ba mu xamulee ana fan la doomam jilee nekk depuis ba ñu yëggee xibaar boobee ba tey naka noonu la dikkaatee ci ay détails mbirum doomam joojee parcours am feebaram soxnaam ak rek lien wam ak njiital Pastef bile di Ousmane Sonko moom moomee sax njëkkoon naa xam le ne daal doomam ji lii la ñu koy tuumal dara amu ca te sax njëkkoon nañoo jot xibaar ne Papa Mamadou Seck dafa génn àdduna ba ñu ko ca jooy yu métti lool waaye nag naka noonu lañ leen woowaatee ne leen mi ngi ci jàmm mu ngi dund laata ñuy yëgaat ne daal dinay daw tax ñu amaat njàkkare gu rëy gannaaw ba ñu xamulee ana fan la féetee bu ñu sukkandikoo nag ci taskatu xabaar bi lee di Babacar Touré bu Kéwoulo daal dina si am lam ca xamle ne Papa Mamadou Seck mi ngi dund mi ngi file sax ci Ndakaaru génn fii te nag digg na ni sax dina dem bu yàggul dara rek yóbbu boppam ca yoon ba tey bu ñu sukkandikoo ci rédaction Kéwoulo Papa Mamadou Seck mi ngi rek jamono jile file si Dakar ndax am nañ si rek ay firndeel yu leer nañ la ay indice yi nga xamante ne ni daal dinay wane kàddu yooyee ñu dal di xamle. Depuis ba ñu xamle ne Pape Mamadou Seck daal dina dawee ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec ki nga xamante ne ni moo di soxnaam kenn teggu ko gët rawatina daal di koy dégg Cheikhouna Beye di coordonnateur Pastef ca diwaanu Kébémer di xaritu benn bakkanu ba Pape Mamadou Seck moom moo xamle li ni mel ca source àll yëkkee yooyu lee kaddu gannaaw ba mu leen xamalee ni daal waxtu bi lee muy waxeek askan wi ki nga xamante ne ni moom mooy soxna ba Pape Mamadou Seck di xaritam kenn rek gisu ko kenn it mënu ko jot téléphone di lu bizarre lool naka noonu nag la ne suba bu yàlla sàkkoon sax dafa doon def ak moom point bi ak rek ngoon yi yëpp waaye nag bés yu mujj yi lee depuis daal bañ jotee xibaar ne Papa Mamadou dawee na ca pavillon spécial la ñu gëj a xam dara ci moom moomee rawatina nag mënatuñ ko it jot responsable Pastef bi mi ngi mujjee xam dara ci soxna Papa Mamadou Seck boobee bés ba mu amee ay xaritam yu ko rek dajaleel koppar ngir famille am mën a amal tabaski bi ci anam bu mucc ayib naka noonu la Cheikhouna Beye xam leen ni daal waaja doon jox ja doon dajale boobule koppar woo na ko yónnee ko koppar gi depuis nag ba ñu jotee ab xibaar ne Mamadou Seck daw na la ñu ko gëj a gis mënatuñu ko jotit téléphone xamuñu si yan anam la nekk di beneen njàkkare bi nga xamante ne ni judduwaat na ci famille am ak i ay jegeñaale ci mbirum ñooñee ñu tegoon loxo ca ñaxtu nga xamante ni coalition ku jégi ñu ngi ko doon amal di Yewwi Askan Wi te ñu dippee leen force spéciale ne rek dañ doon waaj a def kawte file ci Ndakaaru di leen di toppee wàllum terrorisme lay des ak yéen ba tey ak bi la yoon xibaar bu tiis te nakari bi nga xamante ne ni daal dina ci tabbi ay jege ñaalim nag lancé woon nañu alerte wa ilaa yëglu woon nañu waaye musiba ba nga xamante ne ni moom la ñu doon bañ mun nañoo ne daal dinay mujjee am ndaxte kile di François Mancabou daal dinay mujjee ñàkk bakkanam xibaar bi nag ni ki alxames bi la ñu génn la ñu ko dal di dëggal di xibaar bu tiis lool te nakari ci famille am bi nga xamante ne ñu ngi doon wéy di dundee yaakaar seen doom joojee dellu si waat ci seeni ay loxo libre ak wér François Mancabou moom moomee képp nag la ñu dal di inculpé wul ak placé sous mandat de dépôt ci mbirum force spéciale gile gannaaw ñañu rek teg loxo fukki fan
ak juróom-ñaar ci weeru juin ci manifestation bi nga xamante ne ni coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi ko doon amal. François nag ci cadre à vue am ba la ñu ko daal di gaañoon taxoon ñu daal di koy hospitalisé si benn bërëb bu fajukaay. Avocat wam nag jotoon na sax def benn sortie ci mbir mi ni mel. ba tey ci génnub àdduna ba François Mancabou bi nga xamante ne ni ñëpp ci la ñuy yëy di yàbbi jamono jile may waxee ak yéen ki nga xamante ne nii nag moo di avocat wam daal dinay réagir gannaaw procureur déclaration bu mu def rek ci lu sabab gaañu ga mu jëlee ci garde à vue am ba mu jëccee rek ñàkk bakkanam. déclaration procureur boobee nag di Amady Diouf si génnub àdduna ba kile rek di François Mancabou tax na avocat wam di rek maître Kabou maire ba futtu tax mu daal di koy tontu dal dina daal xam na ni si waxtu bu ñenn ñi di dëj ak ñaanal kile di wëy làkku bi François Mancabou bu ñu tuumal injustement wàllum terrorisme te mu ñàkk bakkanam ci anam yu doy waar. kenn file ci Ndakaaru daal dina génn comme ab réalisateur daal di def film 13 minutes way la fukki simili ak ñett ba tax mu ne kon daal léegi Netflix ñi lee di yëngu ci wàllum yoon mujjee nañoo doon seeni ay concurrent naka noonu la taxawee nag ci wàllum injustice bi dal di ne daal ana cëru ba doomu aadama ci mbir minimel yëpp gannaaw loolee la ne nag défense bi dana def liggéeyam na mu waree. tey fàttali sax ne ki démb ci niki alxames yema woon nag fukki fan ak ñeent ci weeru juillet parquet bu Dakar amatoon na point de presse ci génn àdduna François Mancabou si le procureur sa dal di xam leen ni François moomee moom moo koñe boppam bi ci rek grille yi ak mur yi ci bañu ko teewee en garde à vue di lu sabab gaañu ba mu fa jëlee. ba tey ci anam ya nga xamante ne ni si la François ñàkkee bakkanam ki nga xamante ne ni moo di soxnaam di Clémentine Coly daal dina ca yëkki ay kaddu moom nag nee na ba mu dëggee daal mbir mi la daal di daw jubali hôpital ba mu yeggee fekk fa médecin ba daal di koy nuyu xamal ko ne moom mooy soxna ba François Mancabou ne ko dafa yëg ne dafa am urgence bu am si noonu nee na ba mu rek gerso la yem ci borom këram googee ci chaise roulante mu damm los wax deret ga daal di koy wër di deret gu bëri loola naka noonu la jëlee ab paquet mouchoir ba ne woon ca wet ga di koy fompal nee na nag si noonu la ko borom këram gi dal di xamal leen ni daal gis nga nu ñu ma def nee na mu woo ko ne ko franc mu daal di koy tontu waaye ndànk la doon wax ne ko dañu ma torturer mu ne ko dalal maa ngi ci sa wet di kàddu ya nga xamante ne ni soxnaam moom moo ko yëkki naka noonu la ne ba mu déggee médecin yi sax di naan mi ngi rek dans le coma ak rek bés yu mujj yooyee bu demoon gis rek muy nelaw ñu samp appareil fu ne ci yaramam wi la xam ne rek li ni mel du jur jàmm tey daal dinay noppalu mu xamle ko moom Clémentine Coly di soxna ba François Mancabou. ba tey rek ci mbirum force spéciale gi ak bi la yoon xibaar yu ñu mujjee am ci kile di Amy Dia mu nekk jamono jile ci ay loxo sûreté urbaine gannaaw ba ñu ko ca tegee loxo moom it vice coordinatrice Pastef Sam Notaire boobee ñoo ngi ko dal di teg loxo talaata bi ñu génn si lu ñeel enquête bi ci mbirum ñooñee ñu dippee force spéciale bu ñu sukkandikoo ci source bu biroloon bi le xibaar garde à vue bi dañu ko mujjee sax prolongé ñu teewlu ko nag àllarba ak alxames ci teewaayu ñetti avocat wam niki démb ci àjjuma ji la waroon a def kon bësam bu njëkk ca commissariat central bu Ndakaaru ba ñu ko tee gannaaw ba ñu ko soupçonné ni dafa am lien ak ñi nga xamante ne ni dañoo ne ay élément lañu ci force spéciale gi ba tax ñu teg ko loxo di koy toppee rek wàllum trouble à l'ordre public ak menace à la sûreté de l'État moom moomee nag di Amy Dia ñoo ngi koy interpellé ngir lu mu jàpp ni daal am na lien ak ñooñee si ba ñu leen di teewlu ñoom ñooñee ñu ne ay membre lañ ci force spéciale gi dañu fa dal di tuddoon turam waaye nag daal dinay avoué gannaaw ba mu xamalee ne enquêteurs yi ne am na ñamu ca dal di xam di Ousmane Diouf Yaya Cissé ak kile di Max Aminata nag nangu ne sax Max yónnee na ko xaalis bés boobee di rek si veyu coalition Yewwi si veyu bu coalition Yewwi Askan Wi waroon amal
seen ñaxtu bu 8 juin bi daal di koy yoon mu dal di jël koppar googu yónnee ko Mor Gueye waaye waat na ni xamul woon lan moo tax a jóg boobulee koppar saytu ñu def nag ci moom tax nañu gis ne chaque veille rek manifestation Yewwi Askan Wi da leen doon yónnee koppar moom Amy Dia bu muy jotee ci max waaye nag donte xamle na ni xamul koppar googee ngir lan la woon ñañu jot a teg loxo ñoom xamle nañu ne dañ ko doon jëfandikoo ngir ay jumtukaay rek yoo xamante ni dinañ ci mën a sabab trouble à l'ordre public. leneen ñu placé ko sous mandat de dépôt laata ñu koy mujjee bàyyi ba ndëgëneku Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké daal dinay rëccu kaddu ya nga xamante ne ni moom la yëkki woon daal di koy gàcc ci ndoddu njiitu réew mi Macky Sall di kaddu yu ñu ne amul benn warma taxoon sax ñu daal di koy tëj ràpp ci kaso gi naka noonu nii nag la jéggaloo sax njiitu réew mi Macky Sall ca kaddu ya mu ko jagleeloon waaye itam daal di jéggalu askanu ba Sénégal mu soobu nag jamono jilee ci campagne bi ngir lu ñeel législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bopp liste départementalu intercoalition Yewwi Wàllu ca diwaanu Mbàkke nee na wëlbateku na jamono ji si li nga xamante ne ni moom moo war a am ëllëg waaye nag fàttewul benn yoon li nga xamante ne ni moom la jot dundu ca diwaanu Rëbës gannaaw ba ñu ko placé sous mandat de dépôt si ab entretien ba nga xamante ne ni mi ngi ko sekk ak nag waa observateur la daal di xam leen ni daal bés bu ko gën a marqué foofee mooy bés bu mu waxi ab imam bu ñu fa tëj tamit ngir mu wat ko nee na nag bés boobee ba mu ko watee ba noppi daa sàkku si moom ay ñaan waaye daal lenn rek la ko ñaanal di mu génn ci kaso gi laata tabaski bi te fàtte na ni moom it dañu ko tëj ko moom mu war fa tëdd rax si dolli lu mot juróomi at nee na bés boobee li ni mel tax na mënatul woon te ay rongoñam tax mu tuur fa ay rongoñ jooy fa jooy yu métti nee na bésu alxemes la yemaloon ba ñetti fan dese ngir ñu amal tabaski bi ñu génnee ko moom it bu yàggul dara ci kaso gi Cheikh Oumar Diagne daal dinay amale tabaski bi si ay rek mbokkam wa ila si wetu famille am comme na mu ko doon débétee moom moomee nag ñu tëjoon ca Rëbës daal dina ci porox ndol ngir jaajëfal ña nga xamante ne ni ñoo ko daal di soutenir ak i ay xaritam gannaaw ba mu xaatimi ab bataaxal daal di si xam le ni alhamdulilah ala kulli al baal leen ma ak baal na ñëpp yàlla nañu yàlla boole baal amin maa ngi wax ñëpp déwéneti gannaaw nag loolee la xam le ni Rëbës bërëbu noppale ko kaay la bërëbu rek xalaatee kaay ak bërëb ba nga xamante ne ni da nga fay jëlee ay njàngat yu bëri lool stage la woon tamit nee na ci moom ngir xeex ga nga xamante ne ni moom la war a amal ëllëg yàlla nañu yàlla taxawu teg ñu ci yoonu njub jàngeen jëfati courage tamit ndax xeex bi rek waajagul a jeex mu daal di koy xaatima ci page Facebook am mën nañoo ne li ni mel mooy sortie bu mu njëkk a def gannaaw ba ñu ko libéré. ngir financer campagne électorale bi Yewwi Askan Wi daal dinay lancé waat ab cagnotte juróom fukki million ci suñuy koppar nag la ñu bëgg ci seen cagnotte boobee ñu lancé daal di koy dolle si li nga xamante ne nii seeni ay membre jot nañu ko fa dal di joxe naka noonu la coalition bi décidé alxames bi la ñu génn dal di lancé ab cagnotte koppar googee nag neneen dañ koy jëfandikoo ngir déplacement yu seen leader yi di def ci réew mi yëpp ngir gisee ak askan wi waaye itam dañu koy jëfandikoo ngir rek dal di si amal si seen mbirum ay activité wu communication ak i rek wàllum opération électorale yi ci fàttali anam gi leen ñuy wute koppar si wàllum politique ngir rek amal si seeni ay campagne doon na lu ñuy gën di jëfandikoo jamono ji mën nañoo ne li ni mel tax ñu fàttaliku rek cagnotte bi nga xamante ne ni Yewwi Askan Wi jotoon nañu ko dal di lancé ci élection locale ya juróon fi coow ba rek ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome génne woon ci ab communiqué wu di fàttali article 3 wu loi numéro 91/17 bu 6 mai 1981 di luy firndeel ne bile mooy ñaareelu yoon Yewwi Askan Wi di lancé cagnotte comme rek nu ñu ko defee woon.
violence électorale yi daal dinay tàmbale ca diwaanu Guédiawaye ña ànd ak kii di Ahmed Aïdara ak rek ña ànd ak DG wu RTS di Racine Talla jàppante nañ fa jàppante wu métti loola. Ahmed Aïdara moom moo amaloon ab caravane naka noonu ba mu daal di yemoo week rek ci Waxinaan Nimzat moom moomee di Ahmed Aïdara ci rek buntu hôtel commune ba nga xamante ne ni fal Racine Talla doon amalee point de presse ak ay ñoñam. naka noonu la yemoog rek ay ndaw Racine Talla di génn naka noonu Ahmed Aïdara wàcc wotoom dal di xamle ni daal Racine Talla sérieuxwul na mu yore commune ba dara baaxu sa doyul ka nga xamante ne ni tamit moom la àndaloon Ahmed Aïdara dal di wàcc moom it dem ba ca buntu mairie ba di yuuxu naan dégagé di lu tax daal ñaan ak Racine Talla gis ne provocation la tax ñu dal di génn ñoom it dal di jàmmaarloog ñoom sa la jàmm gëj a amee sàndante xeer ya dóorante kurpeñ ya mbuusu ndox ya lépp rek di dawee fu ne ba tax na daal bu newu doon intervention police ak ay grenade lacrymogène kon musiba dina fa doon am ki la nag di Racine Talla daal dinay xamle sax ni dafay porter plainte Ahmed Aïdara ci li nga xamante ne ni da jot na fa am ci seen Géejawaay boobee ñu bokk. kile di Aliou Sall mi nga xamante ne ni moom la Ahmed Aïdara wutu ca bopp mairie bu Guédiawaye daal dinay ŋàññi bilan wu kile di Ahmed Aïdara ne daal la Ahmed Aïdara jot a def dalul xel te tuuti na ci bilan wu juróom benn weer te lamp yu tàkk si cuuneem rek la dal di bokk ndaxte ville daa am compétence département tamit dafa dal di am compétence ba tax na daal li mu taal lamp yi rek mënoon nañu ko see topp yoon te nag xam nañu ne li ni mel daal waruta demee noonu ba tax na daal nee na kon ñoom bu ñu yoroon jikko bu sew danañ ko topp ci yoon bu ko defee daal mu wax leen ana rek lamp yooyee mu taal te marché amul appel tamit d'offre amul ana fan la ko wéer tax daal mu ne kile di Ahmed Aïdara loolu may wane ne la muy def xamu ci dara cuune bu mag la naka noonu nag la ne ñaareelu cuuneem bi daal mooy lamp du rôlu mairie ville rôlu rek commune la gannaaw loolee la tontu waa Yewwi Askan Wi ci mbirum rek wàllum borom ñaari tur yi ne daal promoteur góor jigéen yëpp ci coalition ku jégoogee di Yewwi Askan Wi la ñu nekk laata muy dal Ousmane Sonko ci sortie ba mu defoon dal dina daal bëgg a gagné warul la tax muy addu ci mbirum xeet Ousmane Sonko moomee sax daal dinay tontu ña nga xamante ne ni ñoom ñooy nekk di koy ŋàññi gannaaw ba mu xam leen ni daal moralisateur yëpp yu profito ci sortie wam bi di koy wax lu ne si rek média yi ak décrété ay kàddu yu graaw lool ñoom ñooñee daal nee na moo ngi leen di wax ni ñu garder seeni ay leçon mën nañu ko gardel seen bopp soxlawul seeni ay leçon bu ngeen amul courage dal di dénoncer dérive yu graaw lool yu mujjee sabab malaise général file ci Casamance ngeen tee seeni ay làmmiñ amuma leçon bu may recevoir si yéen mu dal di leen koy xamal ki leen nag di Sonko nee na ñëpp ñu koy attaqué ci sortie bi nga xamante ne nii moom la mujjee def si lu ñeel relation Macky Sall ak rek Casamance lay wax maire Ziguinchor bu janook presse bi ci bésu bu tabaski bi nga xamante ne ni mooy tabaski bu ko njëkk a fekk foofee ca mairie bu Ziguinchor daal dinay sàkku njeexintalu ni daal régime bi dafa stigmatiser rek waa Casamance li ni mel daal di xamle waat di kaddu ya nga xamante ne ni jëlee wu ca virgule lu ñeel nag ñaari ndaw ya ñu faat ca seen manifestation fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ba Sonko nee na takk der yi ñoom ñoo leen dal di faat si ndigalu ba njiitu réew mi Macky Sall naka noonu la ne nag weeru mars atub 2021 ak rek bu ñu ko dalee foofee ba suñu jamono yi tey jilee faat nañu juróom-ñaari ndaw ndax lu ñu doon manifester foofee ca diwaanu Casamance. diggante meeru Ziguinchor bi lee di Ousmane Sonko ak kile di Doudou Ka responsable local APR mun nañoo ne xeeñagul neex lu ko waral depuis rek la nga xamante ne nii xewoon na seen ba diggante wala si diggante seen i ay ndaw ci rek jamonoy élection locale ya di rek jàppante gu métti nga xamante ne nii amoon na ci seen diggante ca diwaanu Casamance mel na ni maire woowee Ousmane Sonko mi ngi koy wëyee ba tey jilee ndaxte ci tabaski bi
directeur général AIBD boobee di Doudou Ka comme na mu ko tàmm di defee di yëkki xar jox ko meeram da koo dal di dabbaliwaat waaye nag bi la yoon ka fa toog di Ousmane Sonko jëlul xar moomee da ko dal di delloo tax daal kii la di Doudou Ka mer ca loola tax mu biral bataaxal ci Twitter ne daal Sonko daal daa bañ a jël xaru tabaski bi nga xamante ne ni da koy jox rek meeram saa su ne waaye nag am na droit ci li ni mel waaye coup bu bon la ndaxte rek ci humanisation politique rax si dolli Sonko dafay dal di jaawale nee na courtoisie ak rivalité politique di kàddu yamu ca xaatima. Mary Teuw Niane da dine dankaafu njiiti réew mi Macky Sall si li ñeel wàllu mu ñetteelu ba mandat nee na nag ay laudateur lañu ke ñëpp ña nga xamante ne nii ñooy waxub rek ñetteelu mandat te li ni mel mën naa rek indi jéppi wante naka noonu la dal di fàttalee ni daal comme atub 2010 2011 laudateur yi ñoo ngi doon wax ca kaw ngir convaincre maître Abdoulaye Wade mu jiite woon réew mi jamono joojee ngir mu représenté wu ngir ab troisième mandat laata muy naan Abdoulaye Wade amoon na ay résultats yu am solo lool waaye nag Sénégalais yi bëgguñ woon ñetteelu mandat te nag dañoo soupçonné woon ni daa bëggoon a jox lenge yooyee kile di doomam bu ñu sukkandikoo ba tey ci kile di Mary Teuw Niane ñile mu mujjee dippe ay laudateur seen bopp képp la ñuy nekk di xeexal waaye xeexaluñ askan wi naka noonu la woowee njiiti réew mi te tuddul turam benn yoon ngir daal mu am élégance su delloo bile pouvoir ñi nga xamante ne ñoo di askan wi nga xamante ne ñoo ko investir te daal di respecté it kaddu ya nga xamante ne moom la jotoon a diggee. ba tey ngeen di teewlu Total Buzz file ci Seneweb ñu daal di addu ci rek mbirum Ousmane Sonko ak rek ñeenti plaintam yooyee dal di am lu ñu leen ci dal di xamaleel plainte yooyee nag mu ngi ko jagleel état bu Sénégal ci tabaski bi njiital Pastef bi daal di nay rek dëggal kàddoom yooyee mu yëkki woon ne Casamance ak Casamance yi dañu leen daal di discriminer bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi kàddu yooyee jumtukaay la ngir rek avancer ab plainte bu mu déposé ca cour pénale internationale daal di koy jëmale ci état bu Sénégal plainte bi mi ngi am 17 juin di bésu manifestation Yewwi Askan Wi ba nga xamante ne ni dañu ko dal di tere woon bés boobee ñoo ngi filmer Sonko takk der yi daal di koy téye këram ci ba mu bëggee dem rek julli ji juma si rek bés boobee naka noonu Madiambal Diagne daal di ne daal li ni mel mise en scène képp la woon wa ila mise en scène la Sonko def laata li ni mel nag bu ñu sukkandikoo si même source bi kile du Sonko déposé woon na ñetti plainte ca CPI benn bi si lu xewoon rek ca weeru mars atub 2021 te ñu rek faat si lu ëpp fukki ndaw di rek jàppante yu tariya di plainte bu CPI annulé ndaxte nag ay autorité légitime état bu Sénégal nee nañu daal am nañu droit dal di assurer maintien wu ordre bi beneen plainte bi nag ay vidéo yu ñu gis rek ñu ne ay nervi lañu ñuy tiire civil yi Sonko nag indiwaatul ca beneen firndeel tax ñu classé mbir moomee tamit sans suite ñeenti fan ci weeru février Sonko porté waat plainte ak rek mun nañoo ne plainte bu sax juróom-ñaari page jëmale ci état bu Sénégal yu mu ne daal dañoo discriminer ñi nga xamante ne ni ñoo di askanu ba Casamance. Mbës du ñàkk daal dina ñuy xamle ni jógeekoo nañu ci coalition ku jégile di Yewwi Askan Wi di xibaar bu nakkari ci kile di Ousmane Sonko ak ay ñoñam ci ab communiqué bu ñu jot directoire national boobule formation politique Serigne Mansour Sy Djamil daal di koy jiite xamle nañu ne gannaaw ab réunion bu ñu amal altine yamaw na fukki fan ak benn ci weeru sulet ci seen siège ngir addu ci situation politique réew mi la ñu daal di jëlee rek décision bi ni mel ndaxte daal dañoo gis ne daal seeni ay militant ñoom waa bés du ñàkk dañu leen dal di daal beddi way la doxalewuñ ak ñoom na mu waree ca boobule coalition ku jéggi ñu boot woon di Yewwi Askan Wi li ni mel nag ngir lu ñu dal di daal jëlul en compte poids électoral départemental yi ci localité yi nga xamante ne ni bés du ñàkk teewoon nañu fa bu baax
ngir mérité figuré ci yenn gox yi li ni mel nag ñu jàppee injustice ci seeni ay militants tax nañu tekki seen ba nombal tànk ci coalition googee di Yewwi Askan Wi waaye yemuñu ca dañ cee teg di woote it ngir ñu bañ a voté la waa Yewwi Askan Wi. people ba xam ndax Sidi Diop dafa jógee ko suba teel ab laaj bu ñu samp la ba suba nag jullit ji la Omaro yëkki ay kàddu yu doy waar di ay kàddu mbettande si ñu bëri lool di xamle rek ni kii di Sidi Diop comme nu mu ko tàmm di defee daal dinay warati nee na daal gannaaw ba mu waree Baysal ma ne woon manager am Sidi Diop daal dinay warati suba teel te bu waree suba teel war na Matar Diop su waree Matar Diop wax na ko moom Sidi Diop moom moomee di Omaro tax mu ne daal waajuram bu jigéen daal dina koy mere ndax Sidi Diop lu tolloo ko benn weer waaye nag li ni mel loole yëpp Sidi gisu ko daal dina koy war bu bon lool di rek lu ko métti lool tax mu ne daal kii lee di Sidi Diop daal moom Omaro dogoo nag moom adduna ak àllaxira te bu si kenn wut intermédiaire naka noonu nag la ne sax kii lee di Sidi Diop moom moo tooñ Baysal tax na moom Omaro bu gisoon Baysal sax mën na koo faat ndax lu ko Sidi wax ci moom te dara amu ca tax mu ne daal mi ngi jéggalu kon Baysal ndaxte daal xam na ne Sidi la mu doon nettali ci moom dara amu ca mu daal di koy xamle. ba tey ci mbirum Omaro gannaaw ba mu ne Sidi wax na leen te ne bàyyi na ko àdduna ak àllaaxira moom moomee nag di rek Omaro daal dinay tuur sax ay rongoñ ba muy nettali rek teraanga ga mu sekkoon kii la di Sidi Diop waaye nee na Sidi Diop nag fayul naar ba xoromam ndaxte dem ci ay appartement ngu jigéen bëgg a nekk tax na mu nekkee fa turam wi naan daal dafay ñëw buntu néegam toog fa di wax bay jooy ngir daal mu jox ko koppar doon lu ko métti loola tax mu ne moom Omaro Sidi Diop bàyyi na kook yàlla naka noonu la dal di tuure ay rongoñ jooy yu métti lool ne Omaro nag ne kii la di Sidi Diop nag na mu waree suba teel moo di daal da doon dem di encaisser ay single privé yu muy defal nit yi suba teel yëgul tinnu la bu ne dee dugg ci àll bi defal yaramam ci temps wu élection rek locale ya di dem ci gox yu bëri ak rek ci région yi di fa def ay playback ñu koy fay rek muy encaisser ñoo dugal kontam te yëguñ tinnun tax mu ne daal li ni mel du lu war ñëw ne la leen dal di waree naka noonu mu ne Sidi Diop sax daal dinay defal masali di ab politicien bu nekk Thiès doon ànd ak Ablaye Wade single privé mu fay ko ci 3 millions koppar googe ba mu koy jëli nee na Sidi ak Yaa Awa Rasoul ñoom ñoo àndoon ndax Yaa Awa Rasoul moo ko boole woon ak moom ngir mu dimbale ko di mbir ma nga xamante ne nii doy na waar loolu ku ne di ci yëy di ci yàbbi waaye lu ci doy waar moo di daal Matar Diop suba teel na mu rek réagir ci mbir mi mel na ni Omaro moom moo joteeg Sidi Diop bëgg cee laax ñëpp di mbir mu doy waar. bu ñu sukkandikoo ci Adamo ñëpp ñoo ngi dégg rek coow li ñu naan Gabrielle Kane dafa def sextape dañu ko doon tëddee ak rek yi ni mel waaye nag moom Adamo loolu dara leeru ko ca ci la mu xamle ndaxte nee na nag gisul benn vidéo waaye ba mbir mi amee daal nee na ki leen di Gabrielle Kane woo na ko jot ko mu bàyyilu ko ab bataaxal bindal ko Kalidou Diallo nee na nag ba ma ko tontoone ko Kalidou Diallo lu mu def Gabrielle lam ko xamal moo di daal deful dara man lay menacé ne dafay yónnee rek sama ay vidéo yu ñaaw ngir yàq sama àdduna li leen la ci am waaye nag amagu si benn vidéo bi nga xamante ni jot na ko si loolee Gabrielle Kane nga di ko doon wax waaye nag nee na lu ci mënti am Gabrielle moom teel na ko rek teel naa yëglu ci moom waaye ba tey amagu ca lenn lu leer te lu leerul ci moom du ko xamle mu daal di koy wax ci benn vidéo bi nga xamante ne daal dina koy def. Adji Sarr daal dinay génnati am la mu xamleeti ci mbirum Ousmane Sonko bu bile muy tuumal wàllum viol ak menace de mort moom nag nee na gisul lu koy tax a deltu gannaaw ci bile dossier nee na du kilifa diine bu ko ñaan du waajuram bu góor bu ko ñaan te sax waajuram bu jigéen bu dekki woon ne ko bàyyil moom moomee Adji Sarr du mësa bàyyi naka noonu la ne nag da ko doon rusee ay rek soxnaam ak ay doomam waaye nag doomam yooyee tànnuñu rek juddu ci rek am baay bu mel nii ki la di Ousmane Sonko mën nañoo ne te nag mu ngi woo Ousmane Sonko nee na ngir mu suturaal boppam balaa rek mbir mi gën a ñaaw te sénégalais yi bu ñu xamoon moom mi Adji Sarr ci lu mu toog kon Ousmane Sonko këram la ñu koy fekk daal di koy déloger yóbbu directement ca kaso ga naka noonu na ne nag ki la di Ousmane Sonko dafay yootu réew mi ba tax na kon ay doomam lañu képp kuy rek doomu Sénégal doomam nga ba tax na kon
da leen waroon a aar même bu leen fekkoon sax si lu bon mu daal di leen cay génne waaye nag comme da leen cay fekk di jëfandikoo ay chocolat menthe nii rek la mënoon a demee mu xamle ko moom Adji Sarr tey naan lu mu bëgg rek mooy Sonko wuy ji yoon dal di wane ne moom moomee Adji Sarr du fenkat comme nu ko ñu bëri yaakaar yi gannaaw ba mu tàggawee bu yàggul dara ak borom këram xam ne leen sax ne bu yàggul dara dina amaat borom kër na mu ko waxee woon noonu la dal di amee moom moomee di Nabou Dash daal di dañ koy indilaat may bu njëkk 3 millions ak ab oto ba tax na rek ni ki ëllëg ci dibeer bi la ñu koy dal di takk ca diwaan Ouest Foire ci kër waajuram bu jigéen am xam nañu nag as tuut ca ka nga xamante ne ni moom moo jël soxna Nabou Dash ab mbàkke la di liggéeyee ci ambassade yi bu ñu sukkandikoo ko ci xibaar yi nga xamante ni daal dinañ cay jot naka noonu ki la di Nabou Dash tàmbale na gaaruwaale jëkkëram bu mu tàggool bu yàggul dara ne daal bile yoon daal ka mu am dafa njool ca kaw ànd ak yaram moom dafa mot góor di lu mu xamle ci ab vidéo ba nga xamante ne ni daal dina koy def ñu daal di xuus ci xibaaru tàggat yaram Kalidou Koulibaly war a engagé wu ak Chelsea capitaine suñu gaynde yi soo métuwulee nag compatriote moom moo koy dal di wutu foofee ca Naples bu ñu sukkandikoo ci quotidien bi la di équipe Naples coché na ba noppi turu ba kile di Abdou Diallo ngir remplacer demu ba Kalidou Koulibaly bi défenseur sénégalais boobee ay atam toll si 25 nekk ci contrat wu Paris Saint-Germain daal di nay sàkku ci dirigeant yu club bu capital ba ngir daal ñu dal di koy placer ci listu transfert yi di li nga xamante ne ni daal dinañu koy def ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu jot ci li ni mel Naples tàmbale na ba noppi démarche yi ngir boucler boobule opération. ba tey si lu ñeel xibaaru tàggat yaram waaye bi la yor ak situation Idrissa Gana Gueye di li nga xamante ne ni coach suñu gaynde yi di Aliou Cissé comprendre ko benn yoon ba tax sax bu amoon rek possibilité daal di si diisoog sélectionneur bu beesu rek way la coach bu beesu Paris Saint-Germain bi ak i ay dirigeant wam dina ko doon lajandi ana lan moo tax Idrissa Gana Gueye daal di nekk si ay liste indésirable boobule club ndaxte technicien champion d'Afrique bi saisirul rek tànneefu direction parisienne boobee comprendre ma moo xamle ko moom Aliou Cissé ca RFI laata rek muy xamle ni yaakaar na ni Gana def na ay preuve am yëpp Paris Saint-Germain ba noppi yaakaar na ne amul kenn ku mu fa gën a yées du daaw du ñaari at yile ci gannaaw léegi nag ay tànneefu propriétaire yu club bi la waaye nag sélectionneur suñu gaynde yi jaaxliwul benn yoon ci avenir ki lee di Idrissa Gana Gueye milieu de terrain wam bi gannaaw ba mu xam leen ni amul lenn la nga xamante ne ni mi ngi koy jiixi jaaxa ne Gana Gueye dina am club bu gën a diiñ bu muy dal di wéyandi ay performance am ba noppi wane ay qualité am dëgg mu xamle ko moom Aliou Cissé ca RFI mu ngoog foofee la ñuy yem ak yéen tey ci Total Buzz jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi safo bi ak kóolute gi cant ngërëm ñeel na Aliou Ba moo faree woon tey ci côté régie gi dig leen daje ba samedi prochain ak beneen Total Buzz am leen week-end jàmm ak salaam